loolu aussi dafa am solo li Cheikh Abdoulaye njàngaleem am solo ba ñu décidé ni ci jamono weeru koor dañ ko war a wootal pour ñu waxtaan si dañoo gis ni ñun ñëpp ñu réew ñi génn na ci ay situation yu tar amoon na ay fan te gannaaw yaakaaroon na ni Sénégal dina yàqu ci suñuy loxo te bu dul woon li nga xam ne kilifa diine yi def nañ ci seen taxawaay kon mënoon na gën a ñaaw loolu li muy firee mooy dañu am problème de leadership dañu am problème de jiit te Serigne Laye fi daan di wax ni Serigne Touba moo ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal nee na ku aju si ku mat daal di mat ku aju si ku des daal di des misaal ba moo di ñaari jigéen yi boot seen doom dugg ci train kenn ki brûlé kenn ki fay ticket nee na bu contrôle bi yegg see si ki brûlé car bu mu njëkk jot wàcce ko keneen ki nga xamee fay na ticket bu wàcc lu dul gaal bu mu dugg ñaari xale yi muy boot yëpp kenn si ñoom koy du ticket matu kenn ki moo tax ñu bàyyi ko fa bàyyi fa ndeyam matati keneen ki moo tax ñu wàcc ko wàcce ndeyam kon lépp lu ñuy def il n'y a pas de génération spontanée si lay da daan di wax ni cëy la mu am cëy la mu daj si on veut que ce pays soit un pays fort il faut que les gens se forment ci xam-xam se forment si ay jukko ba am taxawaay ba nga xamee ni mat nañu daj nañu réer te ëppale nañu suñu bopp di génn ci bisu seen yoon ñu soogay mën a aspirer à la guidance des masses mais quand tout devient facile et tout devient abordable en ce moment-là la compétition devient très difficile parce que règle yi day wàcc ci suuf te wolof nee na bu ñëpp yemee am ñu gën seen jëm li tax ñu wootal Cheikh Abdoulaye ci biir mi dañoo gëm ni c'est avec les valeurs traditionnelles gis-gis ñu am ci réew mi ci la ñu mën a tabax ci réew mi dañoo gëm ni ñàkk a jëfe li nga xamee ne mooy Sénégal mooy valeur Sénégal moo ñu yóbbee jafe-jafe yi yëpp ndax boo dajalee li ñuy wax ci réew mi ñu bëgg la gëmloo ni man de damay politique di nga dégg sax ab responsable toog ci diggu ndëndëm ni ñun de dañuy politique comme su fekkente ni parce que dafay politique lépp dagan na ci moom comme su fekkonte ni parce que c'est dafay politique war naa mën a gasali pax war naa mën a njuuj njaaj war naa mën a dóor war naa mën a def lu ko neex te ab réew bu fekkente ni élite bi noonee la taxawee noonee lañu gisee mbiram je pense que dans ces conditions là day jafe lool ñu mën a inspirer la jeune génération ñu mën a engager les réformes qu'il nous faut Moustapha Guirassy wax na ko Imam Kanté ñëw na ci professeur de jaar na ci li wér bu wóor daal mooy ñun xam nañu ni y a une dichotomie au Sénégal entre les vraies valeurs yi ñuy dund suñu biir kër ak valeurs yi nga xamee ne ñu ngi koy génne di ko véhiculer dans l'espace politique yii laa jàpp ni bu ñu ko évoqué dina doon loo xamee ni dina amal njariñ réew mi amal njariñ askan wi moo tax woowoon leen pour ñu évoquer jaar-jaaru góor yàlla bu mag googee di ñaan yàlla ci dara ji weeru koor yi mu yokk leeram fu mu nekk te taas ñu ci barkeem et que ñu xam ne aussi son exemple n'est pas impossible vivre comme Cheikh Abdoulaye Dièye n'est pas impossible parce qu'il a vécu ainsi ñun ñëpp gis nañu ni politique na ba pare mosta saaga kenn mosta xas kenn mosta wax kenn lu ñaaw te initiative bu mu mos a jël réew mi ak intérêt réew mi rek moo ko soxaloon et ça c'est tout à fait normal parce que dafa am lu jiitu ci moom une formation spirituelle accomplie mu mën ko permettre mu xam ni dafa am une responsabilité terrestre bu mu war a assumer ak une responsabilité spirituelle bu mu war a assumer di sant yàlla bu baax di leen gërëm yéen ñëpp nag di kontaan lool di nuyu sama nijaay Ahmed Fall Baraya di kontaan ci moom ci ñëw bi mu ñëw bëgg naa ci lool ndax mbokk la te aussi acteur politique la jàpp naa ni jotaay bi jotaayam la di nuyu bu baax monsieur le maire Babacar Mbengue bu Hann Bel-Air di ko sant ndax moom sama xaritu bopp la di ziyaare aussi sama sëriñ Baye Camara si ñëw gi mu fi ñëw et aussi sama jigéen Adja Nafi Wade kontaan naa lool ci sa teewaay am na yàlla fay la te yal na yàlla may koor bu barkeel nangul ñu suñu weeru koor te jéggal ñu suñu bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di nuyu aussi Ablaye si ne ànd ak yow bu baax. jërëjëf kon nag ñu
ñu fas yéene no résumé en français bi c'est après léegi lu ci intervention yi. man ak samay nattangoo yii ak yéen ñii di Sénégal bu ñu ko dëppoon def ko muy suñu leitmotiv on est sûr et certain que beneen réew la ñuy am beneen société la ñuy am et en ce moment là l'action politique day am sens day am indication day am yoon. loolu aussi bokk na si jàngale yi nga xamee ni moom la ñu Cheikh Abdoulaye Faye beneen bi daf daan wax ni réew la ko yor mooy njiit yi. On ne peut pas se réveiller un matin rek parce que opportunité am na yoon bi ñu tëdd ci politique moo gën a gaaw da ngay tëdd nelaw ba nelaw neex la nga jóg yor sa làmmiñ wu rëy boo saagaa ñaari yoon wax ju ñaaw ñaari yoon nga ne kii kat ñu taxawee du ñu mën a am somme préférentielle yi nga xamee ni soxla nañ ko pour mën a gis seen bopp ci réew mi nga xamee ni mooy seen réew. loolu aussi dafa am solo li Cheikh Abdoulaye njàngaleem am solo ba ñu décidé ni ci jamono weeru koor dañ ko war a wootal pour ñu waxtaan si dañoo gis ni ñun ñëpp ñu réew mi génn na ci ay situation yu tar amoon na ay fan te gannaaw yaakaaroon ni Sénégal dina yàqu ci suñuy loxo te bu dul woon li nga xam ne kilifa diine yi def nañ ci seen taxawaay kon mënoon na gën a ñaaw loolu li muy firee mooy dañu am problème de leadership dañu am problème de njiit te Serigne Laye fi daan lu wax ni Serigne Touba moo ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal nee na ku aju si ku mat daal di mat ku aju si ku des daal di des misaal ba moo di ñaari jigéen ñi boot seen doom dugg ci train kenn ki brûlé kenn ki fay ticket nee na bu contrôle bi yegsee si ki brûlé gaar bu mu njëkk jot wàcce ko keneen ki nga xam ne fay na ticket bu wàcc lu dul gaar bu mu bëgg ñaari xale yi ñu boot yëpp kenn si ñoom fayul ticket matu kenn ki moo tax ñu bàyyi ko fa bàyyi fa ndeyam mata ci keneen ki moo tax ñu wàcce ko wàcce ndeyam kon lépp lu ñuy def il n'y a pas de génération spontanée si lay da daal di wax ni cëy la mu am cëy la mu daj si on veut que ce pays soit un pays fort il faut que les gens se forment ci xam-xam se forment si ay jukko ba am taxawaay ba nga xamee ni mat nañu daj nañu réer te ëppale nañu suñu bopp di génn ci suñu seen yoon ñu soogay mën a aspirer à la guidance des masses mais quand tout devient facile et tout devient abordable en ce moment-là la compétition devient très difficile parce que règle yi day wàcc ci suuf te wolof nee na bu ñëpp yemee am ñu gën seen jën li tax ñu wootal Cheikh Abdoulaye ci biir ñi dañoo gëm ni c'est avec les valeurs traditionnelles gis-gis ñu am ci réew mi ci la ñu mën a tabax suñu réew dañoo gëm ni ñàkk a jëfe li nga xamee ne mooy Sénégal mooy valeur Sénégal moo ñu yóbbee jafe-jafe yi yëpp ndax boo dajalee li ñuy wax ci réew mi ñu bëgg la gëmloo ni man de damay politique di nga dégg sax ab responsable toog ci diggu ndëndëm ni ñun de dañuy politique comme su fekkente ni parce que dafay politique lépp dagan na ci moom comme su fekkonte ni parce que dafay politique war naa mën a gasali pax war naa mën a njuuj njaaj war naa mën a dóor war naa mën a def lu ko neex te am réew bu fekkente ni élite bi noonee la taxawee noonee lañ gisee mbiram je pense que dans ces conditions là day jafe lool ñu mën a inspirer la jeune génération ñu mën a engager les réformes qu'il nous faut Moustapha Guirassy wax na ko Imam Kanté ñëw na ci professeur de jaar na ci li wér bu wóor daal mooy ñun xam nañu ni y a une dichotomie au Sénégal entre les vraies valeurs yi ñuy dund si suñu biir kër ak valeurs yi nga xamee ne ñu ngi koy génne di ko véhiculer dans l'espace politique yii laa jàpp ni bu ñu ko évoqué dina doon loo xamee ni dina amal njariñ réew mi amal njariñ askan wi moo tax woowoon leen pour ñu évoquer jaar-jaaru góor yàlla bu mag googee di ñaan yàlla ci dara ji weeru koor yi mu yokk leeram fa mu nekk te taas ñu ci barkeem et que ñu xam ne aussi son exemple n'est pas impossible vivre comme Cheikh Abdoulaye Dièye n'est pas impossible parce qu'il a vécu ainsi ñun ñëpp gis nañu ni politique na ba pare mosta saaga kenn mosta xas kenn mosta wax kenn lu ñaaw te initiative bu mu mos a jël réew mi ak intérêt réew mi rek moo ko soxaloon et ça c'est tout à fait normal parce que dafa am lu jiitu ci moom
une formation spirituelle accomplie mu mën ko permettre mu xam ni dafa am une responsabilité terrestre bu mu war a assumer ak une responsabilité spirituelle bu mu war a assumer. di sant yàlla bu baax di leen gërëm yéen ñëpp nag di kontaan lool di nuyu sama nijaay Ahmed Fall Baraya di kontaan ci moom ci ñëw bi mu ñëw bëgg naa ci lool ndax mbokk la te aussi acteur politique la jàpp naa ni jotaay bi jotaayam la di nuyu bu baax monsieur le maire Babacar Mbengue bu Hann Bel-Air di ko sant ndax moom sama xaritu bopp la di ziyaare aussi sama sëriñ Baye Camara si ñëw gi mu fi ñëw te aussi sama jigéen Adja Nafi Wade kontaan naa lool ci sa teewaay am na yàlla fay la te yàlla na yàlla may koor bu barkeel nangul ñu suñu weeru koor te jéggal ñu suñu bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. yii man ak samay nattangoo yii ak yéen ñii di Sénégal bu ñu ko dëkkoon def ko muy suñu leitmotiv on est sûr et certain que beneen réew la ñuy am beneen société la ñuy am et en ce moment là l'action politique day am sens day am indication day am yoon. loolu aussi bokk na si jàngale yi nga xamee ni moom la ñu Cheikh Abdoulaye Faye beneen bi daf daan wax ni réew la ko yor mooy njiit yi on ne peut pas se réveiller un matin rek parce que opportunité am na yoon bi ñu tëdd ci politique moo gën a gaaw da ngay tëdd nelaw ba nelaw neex la nga jóg yor sa làmmiñ wu rëy boo saagaa ñaari yoon wax ju ñaaw